talaata ñaar fukki fan ak juróom-benn ci tabaski atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës fexe ba ñi nga xamante ni bi ñoom la yoon caabi fette woon ginnaaw ñu delluwaat ci askan wi ak moom xëy waaye tamit gën leen a mën a taxawu mairie bu Ndakaaru daan nañu tàggat lu toll ci ñetti téeméeri ndaw ngir seen delluwaat ci askan wi nekk loo xamante ni bi daan nay doon lu daal di ñoŋ dinañ ci ànd ak Amadou Bari si njëlbéenu xibaar yi jamono jooje ñi nga xam bi ñu di waa COSI dépend ak ñi nga xam ne ñoo di waa ASET ñoom it daan nañuy lal gu yaatu goo xamante ni bi daan nañuy gëstu lépp loo xam ne moo nekk jafe-jafe ak luy gàllankoor ngir soxna yi mën a jotandi sim xëy mu gën a ñoŋ ngir ñu daal di koy saafara waxtaan wu yaatu woo xam ne daan nañu fay génn ak gindeeku maam Seynou Ba mi ngi woon si googu leen daje ni ñu koy defee talaata ju jot dinañu daan di ànd ak yéen daal leen di fësalal koo xamante ni bi daat nay mu ngi yëngu ngir gis boppam si liggéey bi muy liggéey fii ci réewum Sénégal mu ngi weesu turu Gilbert rabbkatu sa dënk la waaye nag ab ndongo la boo xamante ni bi mu ngi toll si ñaar fukki at ak benn jamono yu bër lay daay dellu si waat si li nga xam ne moo di liggéeyam boobee bu njàng mi ubbiwaatee mu dellu sa daara ya mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar ñees gis ñu def si faram fàcc. taxawu ñi caabi féete woon ginnaaw ba ñu mën a delluwaat si askan wi moom xëy ak taxawaay bu gën a ñoŋ mairie bu Ndakaaru def na ko sas tàggat na toll si ñetti téeméeri ndaw ci wàllu wu ni mel waaye tamit lépp loo xamante ne bi moo di gàllankoor ak li nga xam ne it mooy tax askan wi di leen xoolee gëneen gët li nekk loo xamante ne bi dinañ ko daal di fàtti nu mu gën a gaawee ndaje lu ñu doon gaaralee tàggat geek taxawaay bi ñu ànd ceeg Amadou Bari ak Moussa Fall. bile initiative dafa dëppoo rek ak programme ku jiite mairie Ndakaaru buñ sukkandikoo si ñu teewal maire bi moom nag dafa fulaal aax ak yelleefu doomu aadama yi si programme bu mu fas yéene doxal si kaw mairie Dakar ku jiite wàllum njàng si mairie bi xamle ne jubluwaay bi moo di jox chance ñi nga xam ne dañoo génn kaso te nag da leen ñàkk fonk si société bi. La problématique de la réinsertion sociale des détenus. jafe-jafe yi nga xam ne dina tax ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñu mën a delluwaat ci askan wi ba nekk fa nekk lu gën a ñoŋ li koy gàkkal moo di ñaari bët yi ñu leen di xoole ak li nga xam te ni bii it moo di kàddu ñuy teg ci ñoom te loolee dafay indi ay jafe-jafe waral nag tàggat geek yaraat gi di ci am. À l'obtention d'emploi et à l'éducation à cause des préjugés sociétaux. beneen jubluwaay bi moo di fexe ba ñu génn kaso dootuñ fa gaaw a delluwaat ci phase bu njëkk bi ñu fas yéene tàggat ñetti téeméer ay ndaw génn ci kaso ci yile filière. La formation bi bokk na ci li nga xamante ni bi moo jëm ci wàllum meew ak lépp loo xamante ni bi moo ci aju waaye tamit transformer li nga xam ne moo di légumes yi ak fruits yi ak li nga xamante ni bi it moo di jaare ko ci xarala yi di marketing digital wàllum infographie ak li nga xam ne moo di montage vidéo. formation bi bokk na ci li nga xamante ni bi mairie bi di xamle ne dina amal suivi ngir ndaw yu ñu tàggat daal di mën a delluwaat ci société bi. ñu ci bëri suñu leen génne dañuy dellu si waat ci xarala yi di marketing digital ndax suñu delleew seen kër dañu am benn rejet ci quartier bi rejet ci entreprise yi rejet seen i kër amuñu liggéey amuñu xam-xam bu jëm ci lenn loo xam ne dina leen dimbali ci liggéey ak préserver seen ay dignité loolu moo tax direction de l'éducation et de l'insertion topp benn projet pour formation bi mën a am pour ñu tàggat leen ci ay liggéey yoo xam ne su neexee yàlla dina leen permettre ñu am ay entreprise yu ñuy taxawal. kuréel yuy dimbali ñu caabi féete ginnaaw daal di rafetlu bu baax a baax bile projet. prison du pour punir kese prison dafa war a tàggat nit ki dafa war a defaraat nit ki boobu génnee mën a nekkaat ak nit ñi. à travers ce programme là dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax jigéen ñi mais aussi les mineurs parce que ñu ngi ci prison yi te am na lu ñuy daj visite yi may def. surtout si prison jigéen ñi bu ma génnee day métti trop si man. jamono yi mairie bu Ndakaaru di def yooyu lay tàggat ak taxaw ñi caabi féete woon ginnaaw jamono yi campagne la waaye nag jotewut ak dara ak wàllum politique buñ sukkandikoo si directeur cabinet bu mairie bu Ndakaaru di Thierno Seydou Ndiaye li mu xamle moo di jamono lii ab doxalin la wu war te jamono ji sax mairie bu Ndakaaru dogoon na li nga xam ne moo di campagne am dem nemmeeku jaaskan wi ci waame gi nga xam ne nañ koy dund ci Ndakaaru ñu teew lay kàddoom ak Amadou Bari.
Monsieur le maire de Dakar Barthélémy Dias dafa def distinction bu baax entre waxtu politique ak waxtu liggéeyal doomu Dakar à travers administration bi loolu moo tax ci fan yi passé ci diggu campagne bi taw bi méttee ba sonal askanu Ndakaaru mu daal di arrêté campagne ba daal di nekkaat monsieur le maire de la ville de Dakar yëkkati tànkam yëkkati administration bi et boobu ñëpp gis nañu ne àndul sax ak politique yi dafa ànd ak administration bi dem sur le terrain dem ci quartier yi nga xam ne inondé na massawu leen taxawu leen wutal leen ay machine wutal leen lépp loo xam ne soxla nañu ko pour taxawu leen te dimbali leen tey jii temps administration la loolu moo tax aussi tey amul benn folklore politique amul ci dara taxawu waa Ndakaaru la ñu nekk dimbali waa Ndakaaru fexe ba liggéey bi nga xam ne moom la ko waa Ndakaaru dénk mu def ko ci anam bu sell anam gu rafet ngir mbégi waa Ndakaaru. taxawu it jigéen ñi si wàllum xëy waa ASET ak COSYDEP def nañ ci yàpp lal ngir daal di saafara lépp loo xam ne gàllankoor la gàllankoor yi nga xam ne seetlu nañ ko nag moo di ñàkkum njàng mi si xale yu jigéen ñi waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi mën a sore jotandi si li nga xam ne moo di koom-koom wàllum financement nekk na loo xam ne war nañ koo mën a saafara ñu dellu si waat si ndaje la ànd seeg Mame Seynabou Babou. COSYDEP ci lëkkaloom ak ASET di saytu obstacle yi nga xamante ne jigéen ñi moom la ñuy jànkonteel ngir mën a am xëy ab étude bu ñu def li ci gën a fës mooy dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri surtout ci wàllum koppar. bu ñu fa yeggee tamit naka la ñuy def pour que ñu mën a continuer seen liggéey carrière mën a avancer am développement carrière bañ a rester rek ci benn poste donc ñu gis ne am na ay défis yu am na yoo xam ne jëluñ ko en compte ay problème yoo xamante ne ni day commencer bi xale bi nekkee jigéen bi nekkee xale c'est-à-dire ay buy jàng école primaire maternelle yooyu yëpp bu fekkee école bu jege amul bu jógee foofu noonu bu ñëwee université tamit pass yeeg transport yi te sax bu nekkente ni Dakar la ñuy wax pass ak transport mais bu dee dans le monde rural ci àll bi donc doo ko gis donc da ngay obligé jógee sa dëkk ñëw université doo am foo dëkk voilà bu fekkee amoo parent boo xam ne day nekk derrière di la dimbale du mun nekk. ci wàllum recommandation nguur gi nag ñoo ngi leen di woo ngir ñu gën a jàppale jigéen ñi ci wàllum politique d'emploi yi nga xam ne tëral nañ ko waajur yi tamit ñu gën leen ñaax ci solo su jàngi école. gouvernement bi ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo yor politique yi donc su ma waxee gouvernement nag damay wax institution la donc ñoom ñi fi nekk ak ñeneen ñuy ñëw donc ku fi mënti nekk rek institution bi ci boppam la ñuy waxal mu taxaw gaa def nañ ay efforts yu bëri jéego mais ñu gën a ciblé xale yi lu ñu soxla jigéen ñi xale yi ak mag ñi parce que 15 ans la ba 35 ans mag ñi nga xamante ne nii par exemple dañ doon jàng problème am sa nga nekk soutien famille wala dara nga bàyyi sa jàng dem liggéey naka lañ lay dimbalee ba yow nga mën a continuer bu fekkee da nga bëgg kon ne jàng di liggéey di jàng. étude bii lee ñoo ngi ko réalisé ci ñetti secteur wàllum mbay wàllum tourisme ak hôtellerie ñu ci ëpp ci jigéen ñi am fukk ak juróomi at jàpp ñaar fukki at ñoom ñii leen jafe-jafe bi ñuy gën di dund mooy wàllum accès à la scolarisation. Mame Seynabou Babou neex mën a def it ba jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk si bërëbu tasukaay xibaar yi rédaction yi ñoom it ñu mën leen a jox cër ak gëdd gu war loolu nañ ko fa fekk diwaanu Maroc kenn si soxna yi nga xam ne taskatu xibaar la day liggéey fi nga xamante ni bi moo di APS di Adama Diouf daal na ci dellusiwaat ngir joxe si tontu ak ay mbébét yoo xam ne am nañ ko naka la ñu ma def ba saafara lu ni mel yooyu lay jafe-jafe yi nga xam ne njort nañu ne am na ci rédaction yi ay kàddoom ñëw teewlu ko ak Alassane Samba Diop. li ñuy war a def mooy gën a jël en considération jigéen ñi ci rédaction yi parce que gëm naa ne tey mënatuñu wax ne li góor ñi di def jigéen ñi ñu ngi koy defuñu ko parce que ñu ngi sur le terrain ñu ngi fépp fi nga xam ne terrain d'information pour indi xibaar yi ci rédaction yi donc je crois que ci biir rédaction lañ ko war a jëkk a waxtaane parce que je crois que ku nekk am na looy apporter donc buñ ko waxtaanee ku nekk ak ay spécificités tamit dina tax jigéen ñi gën a mën a gravir les échelons pour nekk dans des postes de responsabilité et dund seen métier comme niñ ko bëggee épanouir ci biir rédaction te loolu defe naa cëru jigéen ñi la mais il faut que ñu accompagne que góor ñi gunge leen ci parce que góor ñi bu faire comprendre ñu enjeu bi duñ ñu mën a gunge ci loolu parce que enjeu yi du ñoom dañuy perdre seen ay privilèges parce que ñu dem ci égalité du tax góor ñi perdre seen privilège parce que nit ñi wax ne lu ñu liggéey rek ñun ñëpp ko bokk et c'est au bénéfice de l'entreprise donc bu ko jigéen ki épanouir defe naa entreprise bi moo ci profité.
ñu wax lu jëm si wàllum dem geeg dikki gi kaaraangeeg yoon wi ca diwaanu Kaolack xeltukaay yëpp gox ba di conseil départemental ba amal nañu fa ab lal ngir waxtaan ci dem geeg dikki gi rawatina ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo li nga xam ne moo di ay moto Jakarta la ñu mën a def ba yokk seen kaaraange ñoom si boppam teewoon sellal ba joxoñ nañu leen ay joxoñ daal nañ leen di wan fi ñu war a jaar ba yokk seen kaaraange ak taxawaay bi nga xam ne war na foofee ci diwaanu Saloum ñu fekk fa Adama Sarr ak Asumbay ñaax ñi nga xamee ne ñoom ñoo di dawalkatu moto Jakarta yi ba ñu mën a moytu lii di accident yi loolu nag moo tax a jóg bi leen ndaje nga xamee ne yor seen kàddu rafetlu na ko bu baax. ñi collaborateur mooy la police nationale lu ñu daan wax ni politique bi ngeen instauré entre la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles yéen a ngi koy matérialiser parce que wax dëgg yàlla léegi gis nañu ni tracasseries yi ci Jakarta yi wàññeeku na bu baax et damay ñaan message bi ci région yépp dañu gën a encadré Jakartamaan yi war ñu bañ leen di leen di toroxal police wax dëgg yàlla macha allah kontaan nañu. di baalu ak ñi nga xamante ni aussi mooy waa sapeur pompier sonoon nañ leen lool mais depuis quelque temps yéen it seetaan ngeen ko nii taux d'accident yi wàññeeku na bu baax a baax a baax. président conseil départemental bu Kaolack nag bi nga xamee ne moo waral bi leen ndaje nee na de dina def kéemtulaay kattanam ba gunge ñi nga xamee ne ñooy dawal lii di moto Jakarta ñu gën a mën a am kaaraange. wàllum sécurité bi nga xam ne nag nañ ko waxante am na ci problème Jakarta bi loolu tax tout à l'heure monsieur Daffé mi nga xam ne maa ngi solee présence am fii mu jógee ba Dakar pour ñëw encadrer leen dina leen jàppale ci wàllum formation dans ce domaine là formation boobu nag dañ koy xal di continuer former sax des formateurs yoo xam ne dañ dem ci région yi dupliquer formation boobu noonu ñëpp yokk soxla nañ vous constituez plus de 300 000 personnes tey jii ni force dëgg ngeen di représenter imaginez-vous que ces 300 000 personnes yooyu yëpp doon cotiser 1000 francs par mois ñaata lay doon je pense 300 millions par mois rapporté à l'année ñaata lay doon donc yéen waroo leen am benn problème assurance ni accès au crédit il suffit tout juste ñu encadrer leen jàppale leen ngeen mën a demal seen bopp te loolu incha allahu rabbi je me porte garant pour jàppale leen ci loolu noonu. jamono ji nag ay junniy doomu aadama ñoom ñooy yëngu ci li nga xamee ne moo di wàllug taxi moto Jakarta fii ci Sénégal mu nekk ab secteur boo xamee ne laaj na ñu gunge leen bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamee ne moo di seeni njiit. Adama Sarr ca diwaanu Kaolack kaaraange geeg taxawu askan wi ca diwaanu Bakel daloon nañ fa ab sapeur pompier bu yees seen dalwaay googe nag ak ay jumtuwaay yoo xamante ni bi amoon nañ ko si njàpp ndolu piment jëwriñ jor wàllum bureau yi Antoine Félix Diome moo ko daal di daloo soññ askan wi ngir ñu gën a taxaw takk deru sawara si nga xam ne ñoo di sapeur yi foofu ci diwaanu Bakel ñu fekk fa Amadou Omar Diallo. fii ci Bakel lañu installé lu ñu duppee 63e compagnie d'incendie ak secours jawriñ bu ñu dénk wàllu kaaraange moo inauguré caserne sapeur pompier bu bees objectif bi mooy aar askan bi fi yeewoo ci ak yenn accident yi ak làkk yi. ku ne xam na ni bu jéye amee wala loraange am ñi njëkk a taxaw ngir indil leen saafara ci loolu juddu mooy sapeur pompier kon tey bu ñu ñëwee fii ci Bakel inauguré caserne bu yanj bu mag bi ba pare doté ko de matériel de dernière génération loolu tamit may fàttali ni président de la république moo ko jënd lii gaal gi nekk ci suñu ginnaaw firnde la ci oto bi nekk ci suñu wet firnde la ci tey fan yii ñëw dinañ leen indilaat yeneen jumtukaay yu gën a yees ngir fexe ba caserne bi ñi fi nekk liggéey ni mu waree waaye doon loo xamante ni njëriñu population yi lay doon. ginnaaw bi mu dégluwee doléance askan wi moom Antoine Félix Diome yëkkati na ay kaddu ci wàllu kaaraange zone bi. affaire sécurité ñi ko seq dafa bari. police am na ci liggéey gendarmerie am na ci liggéey l'armée bi am na ci liggéey maire bi dégg naa bu baax li mu wax te léegi rek ginnaaw cérémonie bi mu jeexee maa ngi ko koy leeral maa ngi ko koy wax ni ko dinañ ci liggéey dinaa yónnee fii bu ma delloo Dakar incha allah benn mission boo xamante ni seen liggéey mooy fexe xool nan la ñuy jëmalee lool ndax loolu it mooy ndigal li bawoo ci président de la république fexe ba police gendarmerie ak l'armée ñu organiser wu ba niñ leen di implanté woo ñu xool naka lay gën a mën a jariñee askan bi. caserne sapeur pompier bu Bakel programme d'urgence de modernisation des axes et territoires maanaam PUMA moo ko tabax moom ministre de l'intérieur mu ngi woo askan wi ak autorité départementale yu nekk fii ci Bakel ngir ñu mën a jàppale sapeur pompier yi ci seen mission.
dalu plastique wala tic-tic tuddin yi mën naa wute waaye nag ñi ko dundandoo ci Sénégal di ay génération yu bari ñoom ñëpp ràññee nañu ko ndaw yi réew mi di ko faral di jëfandikoo jamono nawet bi moom day mel ni day gën a daal di bëri ñu koy yittew bu baax ndax nekk na loo xam ne da ngay rogganti rek jàll waaye nag du yàqu ndox mi ma lu ko dara ñi nga xam ñoo koy jaay jamono nawet bi ñu ne ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax seen i kàddu si gëstub Khadija Ndat Diouf. marché bi xumb lool. jaaykat yi nekkee fu nekk ci marché bi le nag jaaykatu dàll yi ñoo fi gën a fës ca dàll yu ñuy jaay nag bokk na ci tic-tic yi nga xam ne jamonoy nawet bi moom la ñëpp xewal lii di tic-tic yi nekk dàll yi nga xam ne am na njëriñ lool rawatina ci nawet bi ñu nekk bu ñu sukkandikoo ci kàddu waxambaane bi. dama xam ne maam dafa noppale rek maanaam fépp fooy mënti dem. maam dafa noppale quoi maam doy sonn si sol ak simi bi xam nga ak dëgg ay ndox xam nga mu lay takk sa tànk yeeg yooyu noonu tig boo ko solee maam daanaka da ngay nekk à l'aise quoi dara du la déranger mën nga daw mën nga waaxu mën nga dem fu la neex xam nga gën a des fois nga dugg si yenn ndox yoo xam ne yow bu dee da nga sol yenn dàll ay dàll carax wala yenn dàll yi boo dëggee sa tànk après dàll bi dafay desaat mais bu dee tig mën nga dugg si ndox mën nga xuus si ndox bu la neex mën nga dugg fu la neex génnaat. ba ñu duggee ci boutique bii di jaay en gros daanaka lii di tic-tic yi sax jeex na fa li ko waral nag bokk na ci jënd bu bari bi nit ñi di jënd lii di tic-tic yi ci nawet bi. waaw léegi de moom dafa raw parce que ñun mën ñu see am lu doy parce que plastique bi moom instant yi loo ci am da nga koy jaay léeg-léeg sax da nga koy jaay te dugg ci place bi fa nga ko wàccee ci oto bi bu koy wàccee fa la ko nit ñi jënde ba tey jii man biig rek am na ñu ma ci woo waaw ñooy nekk ba Mboro. ba tey dama leen mujj résister ñi ne dañ may dugal Orange ma wéef waaye man dama leen mujj résister ne bu kenn dugal sa xaalis ndax loo amut amoo xam nga mënoo jaay loo amut waaw parce que demande bi moo bëri. dàll tic-tic yi ñu bëri daal di koy yittewoo jamono ji lii la nag tax ba njëkk wa yokk. waaw plastique doon na fi jar 825 800 ñu koy jaay ñun 825 mu dem ba 900 léegi nag moom mi ngi si 1200 tey sax 1300 lañ ko doon jaayee fa ñii. jaay détail ñoo jaay 1500. ñu nekk ci jamonoy nawet tic-tic yi ñu bari di faral di ko yittewoo rawatina ñii nga xam ne ñoo dëkk ci koñ yi nga xam ne day faral di taa jënd bu bari bi ñuy jënd bi le mbir nag tax na ba mu feeñ ca njëkk wa lool. jaajëfal ko Khadija Ndat Diouf daal plastique yi doon jar juróom benn fukk mujjee ñetti téeméer jamono ji ñu daal di wéyandi jotaay xibaar yi ak biennale bu Ndakaaru jeex na fukk ak ñeenteel bi yoon waaye nag teewul artiste yi nga xam ne doon nañ ci gaaral ba léegi mbégte ma des na rawatina ñi nga xam ne ñoo di ay praticiens ndax jàpp nañu ne ni nga xam ne noonu la ñu amalee li nga xam ne moo di boobule biennale organisation ba dafa daal di desandi bu baax kenn si ñoom di Ousmane Dia ñu teewlu ay kàddoom ak ki nga xamante ni bi moo di Marie Noël Ndong ak Augustin Mandang. maanaam jalgati yi bëri na bëri boo xam ne wax nañ ne que ñun artistes yi waratuñu mën a toog seetaan loolu muy jàll donc bu ñu xoolee ne lu toll état du Sénégal dugal na ci loxoom ci biennale bi li nga xam ne tolloon na daanaka ñaari milliards am nañ lu toll 93 sponsors te xaalis boobu yëpp la ñu xamul fu mu jaar boo xoolee biennale bi maanaam am na problème mu sécurité am na ay artistes yi nga xam ne seen liggéey dañ ko yàq ci biir bërëb boobu te loolu amul fenn ci àdduna bi biennale boo mun a dem ci àdduna bi doo fekk liggéey bu ñu yàq ci biir exposition internationale. bés bi ñu ubbi biennale bi mu ngi tàmbalee d'abord ci musée des civilisations noires bi nga xam ne njiitu réew mi moo ñëw ubbi biennale bi gis nañ ne keroog ay micro yoo xam ne doxut. gis nañ ne keroog salle bi ñi fa nekkoon bëriwut amul woon nit parce que nit ñu bëri dañu boycotté maanaam ñii jiite biennale bi ni ñu organisé tax na ba nga xam ne ñu bëri bëggatuñ fa woon teg seen tànk. xibaar yi biti réew dañ koy doori ca réewum Nigéria foofee nag kawteef dëgg moo fa am ndax lu toll ci fukk ak ñetti doomi aadama ñoo faatu ñoom ñëpp nag gaskat yi weñ lañu doon di ay ferrailleurs dañu daal di demoon nag di wut ay fer di gas ba sulli ab ndell di bomb boo xam ne ñu ngi ko fa suuloon daanaka lu ëpp ay at a ngi nii lu ëpp fukki at ak ñett yoo xamante ne bi wala bon juróom-ñaari at yoo xam ne mu ngi fa ñu daal di ko fay suul ñu foogoon ne nag weñ la ñuy sulli ba sulliwaale ko mu daal di tàkk seen kaw ñu daal di faatu ñoom ñëpp di ñi nga xamante ni bi ñu nga doon daal di gase mbir ya foofee ca ville bu Bama ca diwaanu Nigeria
ñu wutali Burkina Faso ginnaaw bi nga xamante ni bii nag yoon daan na ko moom ma fa nekkoon njiitu réew di Blaise Compaoré ci mbiru ki nga xamante ni bii moo di Thomas Sankara mi ñu daal di faatoon ci atum 1987 moom si boppam nag ñu daan ko doonte nag nekkul ca réew ma mu war a tëdd ngir ko dundam daan nay génn ne mu ngi baalu àq mbooleem ñi nga xamante ni bii ñoo di njabootu Thomas Sankara ak mbooleem doomi réew ma Burkina Faso gi yëpp aussi kawteef gi nga xam ne dund nañ ko ñaar fukki at ak juróom-ñaar a ngi nii. ñaar fukki at ak benn la am ay série dënk lay ràbb di ci gis boppam ngir suturlu jamono ji nga xamante ni bii mu ngi nekk ci bër ab ndongo la buy jàng Sirbër lay wuyoo daje nag ay satukan. Colobane ci allée Centenaire ñu nemmeeku fi ay waxambaane yuy woyal seen baaxu maam di ràbb kenn ci ñoom di wuyoo Gilbert ay atam tollu ci ñaar fukk ak benn di ci yëngu ba mu nekkee tout tànk ba tey moom mi jóge Guinée Bissau saa yu école tëjee lay ñëw Dakar daan dooleem. bii nii Sénégal fii laa koy jàngi ak sam papa ak ñoom rakam tamit ñun fii la ñu nekk bu ma nekkoon xale bu ndaw ma ne fii laay jàngi liggéey bi ba école bi ubbi ma ñibbiwaat jàngi Guinée Bissau la. bii nii mooy suñu sër bu ñuy ràbb fii tamit. xam nga fii nii moo gën a am génn si Guinée Bissau école bi ak ser tamit dafa am différence am na tamit continue yi mooy yu fees yi waaw dafa am différence qualité quoi. jumtuwaay bi muy jëfandikoo mooy defar rabal yi ngir wëñ yi bañ a jaxasoo day boole lu muy woowe mbaadi yi nga xam ni pédale yi ci tànk bi ñoo koy téye lu muy pédale yépp day téye ci loxo bi ab navette mu def ci biir ab bobinu wëñ di ko jàllale ci diggante wëñ yi ngir mu bañ a lëcc si noonee le Gilbert di jàllale manette bi ci wëñ yi di xëcc mbaadi bi ngir mu liis nànk-nànk mu koy wëyal ba am lii di sëru rabal yi ak motif yi ci ànd ñu bëri di ko jëfandikoo ci xew-xew yi njëg yi wute loolu. mooy seru rabal yi am na qualité am na première qualité am na deuxième qualité seru soye yooyu dañu koy rab par benn 20 000 lañu ko jaay yu ndaw yi 12 500 ba 10 000 kol yi tamit am na 6 000 te 10 000 tamit moo nekk nii lii continuer la waaw. rab doon lu bëri coono waaye Gilbert di ci gis boppam bu baax tey mu mun si di lijjanti boppam bay yor ab apprenti. gis naa sama boobu nu mu toll kay liggéey mu ngi dox lu baax quoi client ñu ngi ñëw kay mais xam nga saa yi mooy loolu affaire tàngaay mooy loolu seddaay moom moo gën a am génn quoi mais tàngaay affaire mu ngi taxaw dañoo def di teg après am tamit commande ku ko soxla zaar bu muy soxla nekkul fii nii dañu jël ay commande yooyu di def ko. sawar loolu ci liggéeyam waxambaane bi di ñu xamal ni amu ci ay jafe-jafe donte fu muy liggéey wute na ak butiku yenn ràbbkat yi. lu jafe amul ci affaire liggéey ma affaire wëñ mooy loolu am na benn moment bu wëñ seer après bu manqué at mooy loolu dañuy sonal mais am na tamit xam nga saa yi wëñ am na ak place bi ngay toog dañoo fay ci mairie ku nekk 12 500 waa par mois. bariwul. parce que boobu amul fi ngay toog moo gën a métti. at bu nekk saa su école tëjee Gilbert day jóge dëkkam ñëw Dakar ngir daan dooleem mu def fi ñetti weer yoo xam ni dina ci mën a am lu mu jàppale waa këram jomam ak gëm liggéeyam war a nekk ci bépp ndaw ba bëgg tekki. jaajëfal leen ay satukan nag Mafal Fall jaajëfal leen mbokk yi ci teelu bi fii la ñu yokkitee jotaay bi la xibaar benn jotaay 19h45 lay doon ci kàllaamay nasaraan ak soxna Aba Diop Sène neskis la total ak Cheikh Hassana Fall xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn